ndaxte ñun ñëpp xam nañu Malika dëkk bi nga xamante ne dëkku diine la Seydina Limam moom moo ko créé campement touriste yi li nga fi indi woon ay jamono la woon Baye Djiboor yi moo fi nekkoon ak njabootam am benn feebar bi fi am ñëpp da bàyyi leen fi ñoom rek ñu nekk fi ñu seetlu ay tubaab bi ngi ñëw si peexum géej gi di fanaan ci filao yi ñoom ñu ne ah lii de mën nañ see liggéey ci lañ créé campement yi tubaab yi ñëw di fi nekk di fi féexlu di ñibbi seen i dëkk jamono yooyu noonu ma lay wax nii Assane Sow wax na ko léegi premier rallye Paris Dakar fii la teew boobu ñoom dañ doon liggéey ak agence touriste bi nga xamante ni moo nekk aéroport du touriste yu jógee Europe Malika la ñuy dal door a dugg ci jaww ji ci Sénégal dem si yeneen dëkk yi loolu noonu amatul ndaxte gisatuñu ay chinois yàlla def VDN bi jaar fi barki Dembo Ndiaye ba campement yooyu sax léegi ñu dindi leen léegi ay bar lañ gis ak ay maison de passe ñoom ñoo ñëwaat dugg ci dëkk bi yor les mêmes licences te ministre du tourisme moo koy joxe te ministre du tourisme yi muy joxe ay centre d'hébergement la pour touristes li fi nekk doon ay maison de passe bi ñu defee suñuy enquête gis ne maison de passe yooyu këyit yi ñu yore këyit yi dafa kadik mooy këyit yi baaxul kon nag li ñuy wax mooy autorité bi moom na jël ay responsabilités am ñëw ci dëkk bi tëj bépp bar bu fi nekk bépp maison de passe bu fi nekk ndaxte mi ngi law yamatul sax léegi ci Malika plage dafa law ba dugg ci biir dëkk bi doo demee cité Sonatel ña nga fa doo demee quartier Médina Peul ña nga fa doo demee si yeneen ruq yi ña nga fa loolu la ñu bëgg tey moom mu daj xeex bi nag dañ ko commencé di ko tàmbalee tey def ci conférence de presse mais nag ñu xam ni du ñun rek suñuy kilifa ñoo ñu yebal sëriñ Magum Kër wax naa ko léegi dafa waroon a ñëw dernière minute la am empêchement moom moo tax mu yónnee ki nga xamante ne mooy yore jeunesse laayeen yi Seydina Lidir mi ngi nii toog si ñun suñu biir waree ne jeunesse laayeen bi yëpp ñu ngi suñu ginnaaw ak imam bi nga xamante ni moo dëkk ca koñ ba ak xale yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk di subir bokk ci suñu mouvement bii di Malika d'abord moom moo tax ñu organiser conférence bi la fa xew ëpp na am na benn sangara bu ñu naan Jakarta sangara boobu 150 francs lay dal doo ko gisee si stick lañ koy def xale yi moom la ñuy jënd xale yi sax dañuy lépp lu ñu mën a def pour am loolu noonu xaalis boobu pour jënd ko dina leen yomb Assane Sow mi ngi expliqué sànq da ngay dugg ci da ngay dugg si kër jënd fa doo fa naane benn da ngay génn xool buntu kër bu la gën a jege bu gën a féex nga toog fa mais xam nañ sulaar du mandé day waxtu xamuñu ne am kuy nelaw ngi si biir xamuñu ko war a xëy suba ngi si biir xamuñu ko feebar ngi si biir loolu noonu lañ bëgg mu dakk beneen bi mooy ñooñu nga xamante ni noonu foofu la ñuy naane sàngara ñun mënatuñ koo nangu ndaxte dëkk bi dafa am statut bi nga xamante ni daf koo am loolu lañ ne autorité bi maanaam ki nga xamante ni moom mooy ñooy autorités yi nekk ci kaw ñu jël seeni responsabilité te ñëw tëj baar yi fi nekk ak maison de passe yi fi nekk ñoom duñ ko tëjul ñun nañ ko tëjal suñu bopp li tax ma ne ñoom duñ ko tëjul ndax dafa mel ni ñoom autorités yooyu noonu ñoom ñoo laqatu ci bandi mafia yooyu may leen doole ñoom ñu mën fee implanté fi mën fee toog ndaxte dañu saytoo xool ne ñooñu noonu kenn ku ci nekk amoo këyit gu bon nga yore lu tax ñu leen fay bàyyi waratuñu leen fay bàyyi kon autorité bi nag moom na jël ay responsabilités dañ ko koy ñaan ci njëkk ak taranga ndaxte ñun dañuy yar ñu doon ñi nga xamante dañoo discipliné mën nañoo def comme yeneen xale yeneen dëkk yi ni ñuy def mais defuñu ko dañoo jug dem ànd ak suñu sëriñ Magum Kër Laay dem ci sous-préfet wax ak moom dem ci chef de village wax ak moom dem ci autorité yëpp waxtaan ak ñoom comme ni ko imam Ndiaye waxee door a organiser conférence de presse bii du ñu defee conférence de presse bii ñu toog ab diir kenn fajul ñun dañuy fajal suñu bopp ndaxte suñuy doom ñoo fi nekk te dañuy màgg beneen bi mooy xale yu jigéen yi nga xamante ni ñoom la ñuy jëlee caaro yi wala beneen dëkk wala yëmbal mën na doon sax Malika mais li am barki démb foofu laa waxee ndax nee nañ waa ji fu mu dëkk Tëngéej la dëkk yor ñaari jabaram xale bu jigéen bi jugee caaro yi ñoom ñu daje ci Malika waa ji yàlla daf yàmmay dégg maanaam dama mbir mi neex ba mu dee sa kaw loolu biñ ko déggee ñun ñëpp la yëngal amul kenn ku dëkk Malika te sa fit jugul ñëpp a meroon jour boobu noonu ñu ne nañ def ndànk nañu dal xale yu jigéen yooyu noonu xale bu jigéen dafa bëgg lu da am lu muy bëgg dina bëgg téléphone bu bees dina bëgg cheveux naturel te loolu noonu dafa loolu li nga xamante ni duñu gisee nit ñuy dugg duñ ko ñamalee kenn bu bëggoon téléphone amoon na ko am mën na ko fay de mën nga faa am 10 000 francs wala 100 000 francs par jour daf influencer suñu doom yi ak suñu jarbaat yi loolu lañ bëgg mu dakk leneen li moom mooy duñu naanee seen sàngara soosu ba pare si mbedd mi lañ koy sànni capote yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo duñu pare suñu mbedd mi lañ koy sànni suñu doom yi di ko for di ko def ay manque te loolu noonu dëgg fa yàlla nag dafa doy comme li ñu waxoon ci mbëbës dafa doy moom lañ ne lii nii auberge yi ak campement yi ak bar clandestin yi dafa doy dama bëgg ñëpp waxuñu dégg ko dafa doy. li xew ci dëkk bi nag
lenn rek la mbokk mi wax na ko léegi mooy vente de boissons alcoolisées bi loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk te waa Malika yi kenn bugg ko fi man maa ngi fi dëkk si fii 2008 ci plage bi moo fi dëkk si kenn nekku fi sama diggante géej kër doxu fi man rek maa fi nekk man ak sama famille ginnaaw gi la nit ñi ñëw 2011 2012 léegi nag kenn amatul foo dëkk sax fees na xëy na lii moom lañ ci bëggoon ñëw dëkk moom fii xumbul du neex waaye buy neexit war na am nu muy neexe li wolof di wax yàggul gën a indi lii kenn mësu ko xam Malika vente boisson alcoolisée kenn mësu ko xam Malika ndaxte Malika dëkku diine la kon nag bu fi demee ba nga xam ne bi boisson alcoolisée yi mi ngi fi maison de passe yi mi ngi fi auberge yi mi ngi fi gan ñi ñoo ko fi indi loolu nag waa Malika dañ ci war a kenn ku nekk xar ci sa tànk tubéy mu jóge fi parce que lii am na dëkk yu diine yoo xam ne kenn ñemewu ko fa def Cana baa nga ne kenn ñemewu ko fa def Touba ngi nii kenn ñemewu ko fa def Tivaouane ngi nii kenn ñemewu ko fa def Malika dëkku diine la comme yooyu dëkk donc loolu kenn mënu ko dindi ku dul waa Malika kenn mënu ko dindi ku dul ñun suñu doom yi lañ fi yàq man ki ma dëkkal fi ma dëkk nii maison bi situé si dend ak man rëkk la maison mitoyenne rëkk ak man ñu ngi fi ubbi vente boisson alcoolisée bi mu amee laa jóg sol ci sama dal dem def benn pétition ci biir koñ bi yëpp plus de 400 personnes signé pétition bi pétitionnaires yëpp ñu ngi fii ñu bi boole ko benn note benn lettre ñu yot indi ko mairie jox ko maire bi jox benn commissariat jox benn le représentant du xalif sëñ Mamour yóbbu benn sous préfecture Pikine yóbbu benn préfecture bu Pikine bon le maire a réagi bind préfet ne ko effectivement waa Malika Plage yi saisir nañ ma ci benn note benn lettre ak benn pétition pour wax ñu la nga xam ne ñu ngi koy naqarlu ci kii bi jot naa ci benn dama lay yëgal ne ñoom it ñi ngi taxaw ci loolu jóge fi loolu bi mu amee man toog naa lu yàgg kenn réagirul gars yi ñu ngi continuer nag def seen liggéey bi ñu demee ci police bi def nañu ñii gis nañu leen ñi ngi fi waaye de 8 heures du matin à 23h59 la ñu am droit kii fi te kenn amul droit naan fi sax dañuy jënd yóbbu kenn amul droit naan fii da ngay jënd yóbbu kenn amul droit sax taxaw fa da ngay jënd rek génn dem mais loolu kenn respecté wu ko fii dañuy jënd ñii toog fii di naan ñii di tux man ñi nga xam ne ñoo sës ak man damay toog sama biir salle di naafi la ñuy tux ba di ma gêner damay génn ne leen arrêté wala ngeen génn fii dem naa ba ci gérant bi ma ne ko lii dafay dakk da ngeen di arrêté nii lii dem nañ police wax nañ leen ko nee nañ leen fii kenn amul droit naan fi kenn amul droit taxaw fi sax da ngay jënd rek dem sa yoon mais loolu kenn amu ko fi loolu respecté wuñu comme respecté wuñu ko il faut ñu wax nag waa dëkk bi jóg ci loolu bon dañuy li nga xam ne moom ma ci gën a tiital sax mooy suñu doom yi fi nekk ay xale yu jigéen yu ndaw ay xale yu góor dañuy jaay ay dosettes yu tuuti ay 200 francs 100 francs nga xam ne xale yi mën nañ ko am loolu dañu jóg pour yàq xale yi puisque dëkk boo ko bëggee yàqal jigéen ñi ak xale yi dëkk boo ko bëggee yàq da ngay yàq jigéen ñi ak xale yi dëkk bi yàqu ñoom nag ci loolu lañ taxaw mais nag loolu ñun ñoo ko fi mën a dindi lu mel nii nag lii nag dañu def mu nekk benn premier pas conférence de presse bi dañ ko def pour yëgal ko autorités yi yëgal ko réew mi c'est un premier pas su ñu fekkee ne amuñ satisfaction nag on peut passer à la vitesse supérieure on peut faire une marche pacifique encadrée en tout cas def li nga xam ne li yoon moom la ñu may ba nga xam ne ñëpp dégg nañu chef religieux yeeg yëpp dégg nañu loolu daal mooy li nga xam ne mooy bataille bi nga xam ne moom lañ engagé tey nii lii. mais li taxoon ñu exister le butu campement yi ma nekkoon à l'époque y avait tellement de touristes au niveau de Malika touristes yi dañ doon fanaan ci géej yi ñii fanaan ci filao yi ñii fanaan fu nekk ñu am idée avec mon grand frère le feu Liba Sow
mu ne ah tey ñu installer des campements touristiques ñu commencé di créer ay cases au début campement yi ñu ngi nekkoon ci wetu kër gi mais boobu y avait kenn dëkku fi woon à l'époque c'était vierge ñu dem ba mu yàgg ñu toxal campement yi booru géej ah ñuy dem ba mu yàgg le tourisme commence à devenir rare te les campements ont beaucoup apporté dans le village de Malika parce que ñu bëri tey ah fii la ñu jógee voyager dem en Europe campement yi ñoom ñoo taxoon ah léegi nag les contextes yi dafa changé dëkk kër yi ñëw nañu nga installé nag lu mel noonu ci biir dëkk dafay xaw a gêné man bi mbir mi amee dem naa seeti imam Ndiaye vraiment man j'étais bi ma expliqué ak ni këram cessé ak fi ñuy jaayee vraiment dafa doy waar te man je me suis mis à sa place bu doon man vraiment toxu naa foofu parce que fi ñuy jaayee mu ngi nii sa maison est là et puis c'est un imam mu ngi éduquer ay doomam xale yi ñu ngi jàng alxuraan à côté y a beneen affaire boo xam ne c'est tellement contradictoire ak li muy enseigner ah ñun li ñu bëgg vraiment mooy que ne ñi nga xam ne ñu ngi foofu bu fekkee ne nekkuñu dans la légalité que l'État ferme ça lu mu gën a gaawee loolu moo waral conférence de presse bi ah pour un premier temps dinañ def conférence de presse alerter l'opinion nationale alerte aussi l'État alerte aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo délivrer ces licences là bu fekkee s'il y a licence parce que dañ ne vente emportée la te vente emportée tu n'as pas le droit ngay consommer foofu ci biir te les gens ils consomment dedans du dañ fay consommer mandi bu ñu xëyee bu ñu fa jógee fa lay nekk di xeex di saagante kenn du nelaw da ngay gis ku jënd fii dem ci buntu kër gi toog fa di naan pendant presque ba 4 heures du matin xamuñu am na koo xam ne mag a ngi foofu feebar na